salaamaaleykum wa rahmatulah ami internet de Nouvelle Vision ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar Soxna Khady Diop moo leen di nuyu di ñëwaat ak yéen seen beneen numéro Vision Santé donc tey ñu war a waxtaanee thème bu am importance mu dellu ci l'importance du don de sang ñu war see ànd ak suñu major suñu doyen suñu xarit suñu responsable Abdou Aziz Ndiaye donc comme présentation mu nekk infirmier d'état de formation nekk manager des structures de santé de service de soins nekk aussi ex-major de la banque de sang de Roi Baudouin donc moom lañ fi dalal tey seen émission Vision Santé ñu koy nuyu bu baax a baax di ko daral monsieur Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Khadijatou Diop ñu ngi lay dellu nuyu di am mbégte seq ak yéen émission bi jëm ci wàllu deret. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax si nuyu bi am na solo léegi monsieur Abdou Aziz tey jii ni bu ñu doon wax xam nga dañuy wax ci l'importance du don de sang mais balaa ñu ñëw ci don de sang tey jii boo ñu doon wax lan mooy sang lan mooy deret ñu koy faral di dégg ban njëriñ la am ci doomu aadama bi lan nga ñuy wax. bon ginnaaw bu ñu leen nuyoo di rafetlu émission bi permettre nit ñi ñu xam dëgg-dëgg njëriñu don de sang deret mën nañu wax ne rek c'est un liquide précieux boo xamante ni bu ko nit manqué mën na ko indil musiba yu bëree bëri donc environ nit ku nekk dina am lu tolloog 5 litre deret ci moom boo wàññee ko mën na ko jural ay musiba mën na ko sax faat donc ci gàttal loolu mooy deret. macha allah am na solo léegi tey jii bu ñu doon wax don de sang. lan mooy don de sang. bon don de sang ci tubaab maanaam maye deret ku na xam na ni fii ci Sénégal at bu nekk dina am ay nit ñoo xamante ni ñu ngi ñàkk seen bakkan moo xam ay jigéen ñu accouché la moo xam ay accidenté la moo xam ñu anémie la moo xam ñu am ay nit ñu am feebaru deret donc ñooñu dañuy soxla bu ñu manqué deret dañuy soxla ku leen ko may donc le fait que nit ki nag dem ñu jël tuuti ci deretam dem defar ko bu mu nekk foo xamante ni dinañ ko mën a utiliser waat ci gàttal loolu mooy don de sang. don de sang ci définition leer na. donc bu ñu duggee tey jii suñu première question lu tax nit ñi war a joxe deret daanaka dafay xaw a méngoo sax pourquoi non la mooy don de sang mais tey jii bu ñu doon laaj la pourquoi ba gis na dañ koy sensibiliser nit ñi pour ñu dem defi ji ko ñu siy insister yàgg nañ kaa gis. donc pourquoi nit ki moo war a mën a jug dem joxe ji deretam. waaw di question bu capital bu am solo tudd nañ ko léegi ñi nga xamante ni ñenn nit ñoo xam dinañ soxla ñu may leen deret nit ñi ku ne xam ne ñu ngi accidenté di dee ay nit ñu ngi wasin di dee ay nit ñu ngi am ay feebar yoo xam seen giiru dund dañ leen war di may deret donc bu fekkente ne nag ñooñu noonu parce que deret kenn du ko defar ci laboratoire wala boog technologie eggagul fu ñuy defaree deret donc faaw nit ki rek moo mën a jóg dem maye deret pour mën a sauver ñooñu donc bu fekkente nit defu ko toujours nit ñi dinañ continuer di accoucher di dee xëy na dina am solo ñu tudd ko bu ñu jëlee ñi dee ci wàllu wasin nee nañ 25% gis nañ ni ñàkkum deret moom moo leen rey donc moo tax maye deret am njariñ parce que buñ ko defulee du ñu mën a sauver ñooñu xëy na pour terminer question boobu organisation mondiale de la santé dafa wax ni pour ñu mën a satisfaire les besoins transfusionnels d'un pays il faut que 1000 habitants yu nekk am fukk yoo xam ñoo ci maye deret loolu bu amee bu ko defee dinañ mën a am assez de sang pour mën a dimbal ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy soxla. d'accord am na solo léegi tey jii bu ñu doon ñëw si ñi nga xam ne ñoo war a maye deret wala peut-être est-ce que ku jug rek war na mën a maye deret wala dafa ñoo xam ne ñoo war a maye ñi waruñoo maye. waaw maye deret en tout cas fii ci Sénégal dafa am ay conditions dañ ko nag xaw sécuriser il faut nga majeur am 18 ans
mais aussi at yi gën ngaa bari 60 ans nga war a am donc entre 18 ans ba 60 ans mooy tranche d'âge bi ci des bu fekkente ni da nga am poids boo xamante dafay yées 50 kilos dañ ne kooku mën loo maye deret donc il faut nga am 50 kilos pour mën a maye deret bon li ci des nag consultation lay laaj nit ki wér mais aussi nit ki bañ a exposé wu ci yenn maladies sexuellement transmissibles yii bu dajee ci yow rek xëy na bu njëkk boole woon nañ ci ni jigéen buy gis règle lu maye mais léegi y a eu des changements jigéen mën na gis règle maye mais léegi li ñu xewal moom mooy da ngay ñëw ñu xool sa taux d'hémoglobine nit mën na gis deretam fekk ni am na taux d'hémoglobine bu baax su boobaa mën na maye deret donc ñii mooy ñi nga xamante ni mën nañu maye deret. léegi par rapport à ça gis nañ ni dañuy faral di organiser ay séances de don de sang donc soit mu nekk ay séances de type yoo xam ne dañ koy faral di organiser soit ay ASC. wala ay groupement genre yooyu noonu. te dañuy gis ni ñu bëri ñooy ñëw di joxe léegi bëri na ñuy laaj seen xel ni waaw ñii est-ce que deret bi yëpp ñuy jël nii amu ci ko ci feebar ñu jël deretam yóbbu ko est-ce que loolu war na mën a jariñ nit mais est-ce que waruñu woon def benn genre comme li nga wax sànq balaa ñu jël deretu nit ki ñu jéem a def benn façon test bu ndaw bu ñu leeree ni kii kat am na benn maladie ñu ne ko doo mën a maye sinon ñoom dañuy ñëw rek jëlandoo yóbboondoo est-ce que aussi exactement noonu la war a mën a demee. waaw loolu c'est des collectes de masse xëy na après dinañ ñëw fan ak fan lañ mën a maye deret léeg-léeg dinañu déplacer dem ci quartier équipe yi dem bu ñu demee dina am foo xamante ni fa la ñuy trier nekkul am dina am xëy na nit ki dañuy gis ñëpp la ñuy jël mais dina am ñu ñuy éliminer ku bokkul ci conditions yi ñu wax dañ lay éliminer mais bi ci des moom mooy. nit boo mayee deret ba pare dina am résultat yu lay jox su fekkee yow da nga bokk ci ñëw dañ lay laaj ndax mës nga maye suñ la waaw ñu xool ndax peut-être bi nga mayee gis ñu woon yow mi am nga hépatite B wala am nga benn maladie soo mayee dañ lay éliminer bon bu dul loolu nag dañuy jël ñëpp seeni ay poche mais actuellement li xew bu dee ci côté jigéen ñi dañ lay defal am nañ benn appareil bu ndaw dañ la tester xool ndax yow mii animé wula wala déet mais loolu on l'a réservé uniquement pour les femmes soo animé wul ñu dog lay jël nga maye deret donc loolu lañ xewal léegi bu ñu jëlee poche yëpp nag yóbbu ko au laboratoire saytu ko xool deret yi yan moo ci baax yan moo ci baaxul après ñu def benn retour kenn ku nekk maye deret am na benn résultat bu ñu lay jox xool bu dee am nga feebar dañ la ko wax mais nag yi ñuy xool mooy li ñuy tuddee VIH sida li ñuy tuddee syphilis c'est une infection sexuellement transmissible li ñuy tuddee hépatite B li ñuy tuddee hépatite C ak aussi ce groupe sanguin 5 marqueurs yooyu la ñuy xool fii ci Sénégal après danañu transmettre que maye deret nag sa résultat ngi nii donc ñi nga xamante ni amuñu benn problème par rapport ak marqueurs yi ñu wax deret boobu la ñuy jël pour dem may ko keneen c'est comme ça que ça se passe. waaw comme ni nga ko waxee rek ni ñu ko commencé léegi ci jigéen ñi di xool seen taux d'hémoglobine ba pare soog a jël deret bi peut-être bis dina ñëw ñu espérer ni ñiy defati collecte en masse yooyu noonu def benn li ñu tuddee test d'abord. tuuti ñu xool ndax kii war nañoo jël poche am dee ndax dafa bëri ci nit ñi. ñu naan ay li ñuy jël dafa bëri poche bi day fees. léegi nag ci foofu dañ ciy laajaale ndax dafa am benn danger après bu ci am ci moom ci don de sang bi wala naka lay demee daal exactement nga leeral foofu nit ñi. waaw peut-être sax comme li ma leen wax ne mooy xew léegi bon mën na am nag du disponible ci banque de sang yëpp mais quand même au niveau du centre national de transfusion sanguine ak yenn banque de sang comme lu mel ni Bordeaux mais commencé nañ ko mais n'empêche ñiy def équipe yi ils sont assez expérimentés ba nga xamante ni poche bi dañ ko kal parce que poche bi lu mu bari du dépasser 400 millilitres donc loolu ça représente le 1/16 du volume du sang donc mënul causer danger à moins que mu am erreur de sélection te loolu sax c'est rare quelqu'un boo xamante ni peut-être dafa anémie ñu jëlaat deretam xëy na mun na ko sonal après mais loolu la bon léeg-léeg nag am koo xamante ni dina maye deret fekk nekkul ci conditions yi mu maye xam daanu mais après il y a des techniques pour les gérer quoi et ça passe bien
donc c'est le 1/16 du volume de son sang mënu ko indil problème d'habitude. Donc loolu la quoi. en général day am ñuy wax ni dama may après di grise wala dama may après di xëm. ak tamit ñuy laaj ndax boo mayee après benn sandwich bi lay jox ak benn temps yooyu am na ñu doon bëri ñu joxe ay coca genre yooyu noonu. ñu ne est-ce que loolu mën na remplacer deret bi léegi tey jii ki nga xam ne nii maye na deret jëlee nañ ci moom 400 ml. par exemple tey jii day toogaat ban temps mun na remplacer waat loolu jot a génn wala jarul sax muy nekk di am ay remplacement encore. waaw ça aussi c'est important moom mooy nit ki bu mayee ba pare il suffit que mu naan ndox mu bari lekk consommer tout rek le cœur va restituer li demoon les heures qui suivent c'est pas ay jours mais les heures qui suivent le cœur va restituer li nga xamante ni moom moo demoon. donc loolu mais léeg-léeg nga gis ku may deret ba pare miir wala mu sonn la plupart du temps dañuy gis ku may deret koo xamante ni du nelaw bu baax ci la veille si nit bu fekkente ni tu n'as pas assez dormi soo mayee deret conséquences yooyu mën na ci am léeg-léeg nga gis koo xamante ni peut-être que xëy na bi muy ñëw fekk na mu sonn jóge ci naaj bi wala jóge sport wala nekk en convalescence yooyu di am donc ce sont des rares cas qui arrivent mais quand même ñu mel noonu dañ leen di suivre après ba nga xamante ni loolu du leen sonal mais j'avoue que loolu dafay am parfois ci koo xamante ni may na deret ba pare. d'accord ci foofu yaa ngi wax am na ñoo xam ne dañuy jóge si naaj wala si sport maye deret foofu aussi ñu laaj condition maye deret yi ak kañ lañ war a maye deret est-ce que mën na bu la neexee nga toog sa kër ba mu neex la soog a ñëw maye deret wala ci fajar gi wala soo wooree soo wóorut en général kañ la nit ki war a mën a maye deret ak tamit yan condition la nit ki war a mën a nekk pour ñëw maye si deret. waaw bu njëkk doon nañ wax kuy maye di nekk à jeun mais léegi le jeûne n'est pas obligatoire bi ci des moom mooy sopp nañ bëgg nañ ko wala bokk lu ci gën la nit ki buy maye deret mu def ko le matin avant naaj bi di tàng mais aussi mu nelaw bu baax la veille aussi bu mayee deret ba pare bu mu dem directement defi activité physique parce que là le cœur est en train de faire son rôle pour restituer bi dem nga nar ko teg beneen coono ça pose problème bi ci des bu njëkk aussi doon nañ wax bu fekkee da nga nekk jigéen boo xam ne da nga nekk en période menstruelle di gis règle le fait que ngay génnee deret ba pare ñëwaat di maye deret parfois ça pose problème mais léegi nag dañ lay defal ñu xool sa taux d'hémoglobine bu matee 12 après tu peux faire un don bon bi ci des xëy na bëgguñu nit koo xamante ni dafay maye deret ñaari yoon ci ñetti weer il faut mu nekk benn espacement bu 3 mois donc góor mën na maye 4 fois dans l'année c'est-à-dire tous les 3 mois bu dee jigéen dañ doon wax mu def 3 fois bon parce que gis nañ ni la durée de vie d'un globule rouge c'est environ 120 jours le temps que xëy na nit ki ñu may mu am yeneen globule rouge yu dundaat bon en tout cas fii ci Sénégal protocole yi loolu la góor da ngay maye toogaat 3 mois doo ko maye deret xëy na li ñuy préciser waat foofu moom mooy poche sang bi ngay maye ñaari nit ba ñett mën nañ ko bénéficier lu tax moom mooy boo mayee deret ba pare loolu c'est du sang total sang total boobu dañuy jël globules rouges yi teg ko fële mu tuddee concentré de globules rouges jël plasma yi teg ko à côté donc selon nit ku fekkee ne dafa anémie manqué ay globules rouges jox ay globules rouges mais chez les grands brûlés par exemple ñi xam dañoo lakk ñooñu dañuy perdre liquide bu bari bu ñu tuddee plasma ñooñu mën na leen jox plasma bi ak aussi boo demee ci jigéenu wérul yi ñuy def bu ñu tuddee les coagulopathies wala ñoo xam dañu am ay déficit plaquettes yu bari ñoom la ñuy jox les plasma donc moo tax revenir rek ci benn poche de deret mu ngi ko may sauver ci ñaari nit je tenais à préciser ça. d'accord ci précision boobu aussi autant pour moi ci la ñuy dugg. ndax dañoo dégg ci nit ñi fa di wax naan poche de sang yi dañ koy jaay boo ko soxlawee dañ koy jaay. ndax bëri na malade yi koy soxla aussi bëri na yenn ñi am maladie chronique yi comme ay drépano genre yooyu noonu ñi anémie sévère yooyu. dañ koy soxla léegi dañuy jot ci information nit ñi ñu ni dañuy faral di jaay poche de sang yi day foofu ban réponse nga ñu ci mën a apporter.
bon foofu li ñu ci wax mooy man jàpp naa ni waroon nañoo mën a jaay poche deret. Je m'explique xam nga nit ku buy maye deret kenn doo jël benn mbuus def ko ci am na ay poche yoo xamante ni ça a un coût ça coûte environ 3500 par unité mooy poche bi deret ji dem ci biir poche bi daf ci am benn réactif buy permettre deret ji mën fa nekk pendant 35 jours en dehors de cela am na ay techniciens yoo xam ñu ñëw pour prélever bu ñu paree jël poche bi acheminé ko yóbbu ko traité ko par des techniciens def ay analyses yi ñu leen wax nii analyse yi boo ko doon def environ sa 20 000 francs dugal ko ci ay frigo ba nit ki di ko mën a soxla loolu yëpp boo ko calculer jàpp naa ne poche deret waroon nañ ko mën a jaay parce que nit ki nekkul li da nga maye rek ñu jël deret bi jox ko keneen ay techniciens ñoo ko ñëw jël def ko ci ay poche yóbbu ko analyser ko doog koy maye loolu njëkk la et pourtant il y a dans certains pays développés la poche de sang coûte cher mais fii ci Sénégal l'État a subventionné on donne le sang gratuitement waxuma nag koo xamante ni bu fekkee da nga dem ci privé da ngay fay nekkul ñu deret ji lañ lay jaay mais acte bi parce que xëy na privé bi ñoo am na benn participation bu ñuy def ci niveau centre national transfusion sanguine ou bien ci hôpitaux yi pour njëgu réactif bi ñu mën leen a jox sang bi ñoom nag boo ñëwee mën nañ la bu ñu la transfuser tant de poche tu payes tant mais du sang bi la ñuy jaay une fois de plus. mais même procédure boobu noonu nga wax yëpp. est-ce que peut-être ñoom li ñuy jàpp mooy le fait que ñun ñu maye kon ñoom dañoo war a mayewaat mais procédure bi est-ce que nekkul. ñi nga xam ne nii ñoo gérer service boobu noonu. di am liggéey boobu ñuy def. peut-être feneen lañu woon a génnee rémunération bi mais pas ñu xool ci acte yi ñuy jaarale procédure bi ñuy def yëpp pour wax ni dañ ko war a jaay exactement. ndax en général da ngay dégg ñu wax sax comme que dañ koy jaay kon ñun ñu dootu ñu maye wala dañuy jaay kon bu ñu waxee ni ñoo leen maye deret. dafa am tuuti benn sew-sew bu si nekk en fait ci biir. waaw bon xam nga exemple lañ naan hôpital public état moo ko tabax. ña fa nekk ñu ci ëpp ay fonctionnaires lañ pourtant boo ko duggee da ngay fay donc c'est aussi simple que ça mais dama ne malgré tout ça pour man mais nag amoon na bu njëkk mais actuellement Sénégal le sang se donne gratuitement parce que yooyu ma la wax noonu yëpp état moo ko subventionné mooy jënd poche yi mooy fay ñu koy def moo tax le sang on le donne gratuitement yëguma fi ñuy jaayee deret fii ci Sénégal. loolu moom loolu mooy information bi ñu mën a joxe mais nag xëy na actes yi boo demee par exemple am na lu ñuy tuddee hôpital du jour am na à Roi Baudouin am na au CNTS nit ki bu ñëwee pour ñu mën ko transfuser dafay tëdd ci lal dañuy utiliser ay jumtuwaay pour mën ko defal deret bi acte boobu da nga koy fay mais nit ki day jàpp ni day ñëw tëdd rek ñu samp ko col ko deret du fay mënul nekk da ngay fay acte bi ki nga xamante ni moo la koy defal lan la ci boole surveillance ba lal bi nga utiliser et tout ça loolu ngay fay comme acte bi mais nekkul ci deret bi lañ la jaay buñ la doon jaay deret bi poche minimum ça va vous coûter 30 000 jëm kaw. Donc je précise que le sang est gratuit au Sénégal képp ku dem ci milieu gis ñu koy jaay poche de sang na ko dénoncer te xam ne teg ko ci yoon. D'accord foofu leer na monsieur Aziz xam naa avant ñu ñëw ci dernier point bi dama bëggoon juste ñu wax ñu exactement ki nga xam ne nii jël nañ sang comme ni ñu ko waxee ñu def benn analyse ñu gis ni dafa am benn feebar bu nekk ci deretam ndax kooku noonu par la suite dañ koy contacter wala dañ koy bàyyi noonu wala exactement lan mooy doon taxawaay. bon boo mayee deret ba pare après di nga am benn résultat sous enveloppe pli résultat yi benn sous forme de lettre la dinañ la remercier ci acte bi que sa deret baax que sa deret baaxul dina la jox résultat yi am na ci. loo xamante ni dañ lay woo directement ci centre bi comme lu ci mel ni ay VIH sida loolu dañ lay woo directement defal la lu ñu tuddee counseling prépare la psychologiquement parce que loolu du feebar bu ñu mën a topp la mais nag feebar la boo xam mën na
abattre nit ki psychologiquement mais yi ci des hépatite B groupe sanguin hépatite C yooyu yëpp moom dañ la koy notifier après nag ñu wax la yan yoon ngay jaar par exemple bu dee hépatite B bu ñu gisee da nga am antigène HBs positif loolu dañ lay jox rendez-vous 3 mois voire 6 mois pour nga ñëw defaat contrôle le contrôle est gratuit boo defee contrôle ba pare fekkee gisaan nañ ne positif na dañ lay référer vers un spécialiste ñu tuddee les gastro-entérologues pour une meilleure prise en charge afin que xëy na hépatite bi ëllëg du la mën a sonal donc protocole bi noonu la demee fii au Sénégal. Et peut-être je tiens à préciser aussi nit kiy maye deret am na fu muy toll ci nombre de dons de sang boo feebaree boo ñëwee centre national transfusion sanguine on te prend en charge gratuitement bu fekkee da nga am ay bilan yoo war a def dañ la koy defal gratuitement maanaam la prise en charge sera gratuite. D'accord nombre bi estimé wu ñu fan la toll. C'est plus de 5 dons. boo defee plus de 5 dons bépp bilan boo amati 100 boo demee je précise bon à l'hôpital principal aussi ñoom it am nañ benn nombre je pense que 10 la de na ma wóor boo tollee foofu boo amatee bilan sanguin bilan boobu boo ñëwee dañ la ko defal gratuitement même bu dee c'est un membre de la famille soo ñëwee présenter sa carte on va vous la faire gratuitement. D'accord xam naa merci ci information boobu noonu ndax peut-être ñu si bëri xamuñu ko woon. donc fa la ñuy defee dernière question bi mu dellu ci les informations qu'on doit savoir par rapport au don de sang ainsi que les conseils. voilà information bi ci njëkk bépp góor boo xamante ni feebaruloo amoo yenn lu mel ni drépano mel ni hémophilie mel ni yenn maladie du sang at bu ne mën nga ci may ñeenti yoon deret du la wàññi dara bu dee jigéen at bu ne mën nga ci may ñetti yoon pour le moment li ñu arrêté te du la wàññi dara donc loolu comme information ñu wax ko. nga baal ma bala ngay jàll ci ku jigéen ki. est-ce que ki nekk en état dafay valable ci moom ak ki nga xam ne ngi nekk di nàmpal wala. waaw peut-être xëy na indi wuñ ko ci wax nañ ko war a maye ki warul maye bu dee jigéen bu nekk en état kooku warul maye bu dee jigéen buy nàmpal kooku warul maye ñii ñoom sont contre-indiqués ak ku am plus de 60 ans ak ku am moins de 18 ans ñooñu sont contre-indiqués. ak ñi am yenn maladies comme les drépano wala. waaw effectivement ñi am yenn feebar yi comme drépano xëy na drépano AS sax. moom waroon na mën a maye mais parfois puisque seen globules rouges ça pose problème xëy na ñoom mën nañ maye te du leen wàññi dara mais xëy na qualité ba ñu bëggoon ci globules rouges pour mën ko jox keneen qualité boobu da am moo tax ñu leen di épargner waaye bon d'autres informations ku bëgg maye deret fii bu dee ci région yi dans les hôpitaux régionaux mun nga fa dem Dakar mun nga dem hôpital principal mën nga dem Dantec mën nga dem centre national transfusion sanguine comme mën nga dem hôpital Roi Baudouin Roi Baudouin am na poste de transfusion sanguine boo xamante ni du lundi au vendredi de 8h à 14h mën nga fa dem maye deret. non foofu leer na donc bu ñu jógee tey jii ci conseil yi ndax dafa difficile fii nii ñu wax nit ñi dem leen maye di deret rek ñu jëm maye di deret am na ñoo xam ne peut-être def nañ ko mu nekk seen habitude su ñoom dina dem mais ñu ci bëri dañuy tiit dañuy ragal pour dem maye di deret am ñoo xam ne dañuy wax ba sonn ñu lànk bañ ne duñu dem léegi foofu noonu ban par exemple stratégie wala ban conseil wala lan daal lañ mën a def ba dara xelu nit ñi ba ñuy mën di dem di maye ji seen deret. bon xëy na rek ñu mel ni yéen ak ñun di gën di conscientiser nit ñi xëy na nag dafa jot nag nit ñu maye benn temps de parole ñu sensibiliser nit ñi ci presse en ligne beeg rajo bi comme ni ngeen koy defee c'est important ba nit ñi xam ni maye deret reyul kenn amul benn religion boo xamante ni tere na ko te képp koo xamante ni yaa ngi maye deret jàppal ni yaa ngi maye ku waroon maanaam c'est un don de sang on dit c'est un don de vie nit ku waroon dee nga sauver ko loolu rek day na sarax jaamu yàlla la aussi boo xamante ni kenn xamul nu mu toll mais peut-être bi ci des moom mooy nit ki mën nga maye deret boobu yow ñu solaat la ko c'est fort possible
mun nga maye deret bi yow sa bopp mu ñëw sauver la wala mu sauver sa rak wala sa mag sa yaay wala sa papa donc ku nekk boo jàppee loolu jàpp ni deret bi ngay maye nit rek moo ko mën a maye man je pense bien que ni bu ñu véhiculer cette information yaakaar naa ni nit ñi mun nañ gën a ñeme pour maye deret et puis yàggul en 3 minutes voire 5 minutes mun nga ci maye deret pare ñu jox la sa collation d'habitude on donne sandwich boisson et cetera pour permettre nit ki mu favoriser xëy na restitution bu gaaw. En tout cas kontaan nañ trop ci dalal am na solo macha allah. ñu fàttali ni rek ñu ngi dalaloon monsieur Abdou Aziz Ndiaye nekk infirmier d'état de formation nekk aussi manager des structures de santé et de services de soins nekk aussi ex-major de la banque de sang de l'hôpital Roi Baudouin. Donc ci foofu rek la ñuy defee benn transition laaj la tey jii nii boo doon proposer benn geste qui sauve lan lay doon. Bon geste qui sauve ñaar yu gàtt laa leen wax période bi ñu nekk période seddaay la kër goo dugg ñu ngi boyal ay ànd pour kii boo demee ci hôpitaux yi gis nañ ni cas de brûlure day bari xale yuy lakk donc ñuy profiter ci loolu képp ko xam yaa ngi boyal ànd di ko teg bàyyil xel xale buy raam parce que bari na lu ñuy jot ay cas de brûlure ci hôpitaux yoo xamante ni ci loolu lay jóge mais aussi mën na indi ay cas d'incendie ànd yi donc kooku nañ ci bàyyi xel mais rawatina ku ci am ànd ci néeg te nga am xale buy raam beneen bi ngeen baal ñu yokk ko ci moom mooy lii butéel la boo xamante ni butéelu ndox la nga gis ku naan ba mu jeex après suñu mbokk jigéen ñi ñëw jël xeme wala produit caustique def ko ci xale bi chaque jour muy gis yaa ngi naan ci ndox mi day jàpp ne lii ndox la donc bëri na aussi musiba yi am loolu moo koy indi donc foofu lu ñuy demander képp koo xamante ni am na lu ñuy fal di utiliser di ci naan ci lekk boo ci defee beneen produit na nga ko bind ci produit yi taf ko ci wala boog nga bañ ko ci def wala nga def ko fu ko xale dul jotee donc loolu lañ doon proposer nit ñi bàyyi ci xel parce que li muy def ci musiba surtout ci tout tànk yi bari na trop. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu di ziar di am mbégte ak kontaan dellu si waat ci fii ci la nouvelle vision la chaîne de l'innovation tey nag suñu thème dafay dellu ci intoxication maanaam xale bi ñëw fekk benn bouteille boo xamante ni peut-être boisson lay def wala ndoxu kirène wala produit bu mu mun ci doon boo xamante ni lekk la à la place de lekk bi ñu def ci eau de javel wala ñu xooj ci xeme xale bi jóge fee mar fekk ko foofu naan ko fekk eau de javel lañ ci def wala xeme yo kaayu mel noonu bu ñëwee lii ngay defal xale bi récupérer li bouteille bi mu naanee woon li nga xam ne mooy produit chimique bi que ça soit eau de javel xeme pétrole lu mu mun ci doon récupérer bouteille bi nga aviser les médecins wax leen xale bi ban produit la naan ak quantité bi mu ci naan que ça soit digg la naan wala bouteille bi xaaj la ci naan wala lim ci naan tamit bariwul nga aviser leen ne leen temps la ci naan tamit boo paree nga mettre xale bi position assise
na toogee moom ni muy sentiree boppam à l'aise nga bàyyi xale bi mu toogee noonu soo paree nga récupérer flacon bi mu naanee woon li nga xam ne mooy produit chimique bi nga tëj ko def ko ci sachet boole ko xale bi nga évacuer ko hôpital tamit kaay mel na bu amee yéen parents yi yéen lay gën a ñaaxaat bu leen ko jéem a wàcculoo bu leen xóoyal meew muy naan parce que produit boobu buy dugg dafay lakk boo leen essayé di ko wàcculaat di ko jox meew pour mu wàccuwaat buy ñëwaat dafay lakkaat kon lakk-lakk bi au lieu mu nekkoon lakk-lakk bu yem buy retourné waat muy wàccu dafay nekkaat lakk-lakk bu mag mën na indi yeneen complication ci dundu na xale bi di ñaanaat rek parents yi ñu gën a bàyyiloo xel waat li nga xamante ni moo di xale yi yu mel noonu soo amatee bu dee da ngeen a def si bouteille bi que ça soit eau de javel wala xeme lu mu ci doon dagg leen li nga xamante ni moom moo emballé bouteille bi ngeen sànni ko wala ngeen teg ko foo xamante ni xale bi du ci jege ba du ci loru parce que yu mel noonu su amee xale bi dafay jàpp ni bouteille bi ci boppam lekk moo ci doon nekk wala naan moo ci doon nekk comme loolu nekku ci nag ngeen dagg emballage bi sinon ngeen aj ko foo ngeen xamante ni xale bi mënu see jot ba di ci loru comme que ñun waajur yi ñooy sàmm ñooy lépp ñu gën a bàyyiwaat xel ci loolu di am mbégte ak kontaan te ñëwaat fii ci seen émission Vision Santé seen rubrique les gestes qui sauvent di leen jox di daje ci yeneeni thème ak ci yeneeni mbokk wala ci yeneeni jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Votre santé notre priorité. Restez connectés avec la Nouvelle Vision, la scène de l'innovation. Bu leen fàtte ñi abonné gul ñu abonné ñi nga xam ne abonné nañ ba pare ñuy bës cloche de notification bi beneen yoon incha allah. léegi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax monsieur Abdou Aziz Ndiaye kontaan noonu trop si dalal bi ñu la dalal macha allah très disponible ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci ñun aussi ñu ngi leen di remercier di leen wax bonne continuation xëy na lii dina permettre nit ñi gën a conscient ci njëriñu maye deret donc yal na yàlla barkeel li ngeen di def et on vous dit bon courage et bonne continuation. merci beaucoup. am na ami internet de la Nouvelle Vision tey loolu lañ leen indil woon ci seen émission Vision Santé ci la chaîne de Nouvelle Vision la chaîne de l'innovation ñu ngi jaajëfalaat ñëpp di jaajëfalaat encore suñu invité bi di suñu responsable macha allah nekk ko oyof ko disponible ñu ngi koy ñaanal moom tamit fépp foo xam ne nii bëgg na fa egg yàlla eggale ko fa incha allah rabbi am naa ñu ngi leen di jox beneen daje ci beneen numéro Vision Santé te ñu ngi leen di wax ne à chaque fois visons la santé pour une vision de la santé et n'oubliez jamais votre bien-être et notre épanouissement.